café ñoo leen di may seen revue de presse ñu ànd ceeg Alaaji Ahmed Aïdara. bismillah gouvernement boo xam ne day dil rek teg ay dil rek terminé rek kay ne lu tolloo ñetti junni ak ñaari téeméer ci ay appartement day ca terme sud ak ay immeuble yoo xam ne day centre ville dañ leen di jaay yaa jum wala maa jum dama ne la benn dil la woo xam ne kilifa yi ñoo ko doon préparé waaye gars yi kon jëli nañ leen yàgg na laaste de Ousmane Sonko kay moo jëli ne ay ngandimaamu dil yoo xam ne kon maar day taali terminé rek kay ne ko ma yeggali dama ne la Guy Marius Sagna nee na gouvernement wu Sénégal bi ci boppam kon waxul sénégalais dëgg ci lu jëm nag ci wàllum titre foncier bi lé numéro 1143 ba ca terme sud dëgg la Guy Marius Sagna waaw jàpp nañ ne gis nga kilifa yi lé la ñu bëgg daal mooy tabax fa lu tolloog ñetti junni ak ñaari téeméer ci ay appartement yoo xam ni kon dañu koy jaay ca bërëb ba ca Wakaam la ilaha illallah Ousmane Sonko ci enquête yéene kay waaw nee na gis nga coow li lé laalewul dara ak état boo xam ni kon dafa bëgg a nanguwaat reprendre nag ay logement de fonction déedéet lii kay mbirum jaay doole la ab deal étatique la te ministère du urbanisme ca boppam nag maanaam moom la ñu yónni ngir mu def ko daal di récupérer waat kon bërëb boobee lii du coowal armée bi de déedéet mbirum njuuj njaaj la ca wàllum suuf c'est une escroquerie foncière njiital Pastef de Ousmane Sonko ci tribune yéene kay waaw nee na caxat-caxatee kon wàllum suuf si lée ci Ndakaaru njaay jël joo moom la gouvernement bi kon jógtee ndaxte am na ci ay terrain yoo xam ne day dañu koy jaay ca biir centre ville nag laa la wax Ndakaaru njaay jël joo la ilaha illallah Ousmane Sonko yamu ca parce que waaye Pastef ci day waaw ay preuve la daal di génnee kon ci kayit indi dek waaw exemple ay terrain bi nga xam ne kon ca la direction wu élevage dëju ak ministère de la culture ak makaanu ministère éducation nationale woon ba ci intendant palais nationaux yi nekk ca booru palais ba waaw Ousmane Sonko nee na gars yi dañ koy jaay waaye ñi nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo koy jënd dee bu yeboo nag ñu def attention parce que ñii dañu fii jugee te ñeneen dañuy ñëw dëgg la Ousmane Sonko ne foxaleem suuf ki yëpp luy njiit Macky Sall mooy njàkk parce que Macky Sall moom ci lu jëm ci wàllu yorinu suuf mësu saa ànd ak sellal ak sakanal Macky n'a jamais été sobre et vertueux dans la gestion foncière enquête yéene kaay ne waaye Kër Massar gi nga xam ne dañ koo bëgg a def na kon département loolu coow la de lu rëy ay balaa ñu ko réglé Amadou Sène Niang waaw nee na man de la ma jàpp juróomi département ëpp na ci Ndakaaru njaay jël jóob dëgg la 24 heures ne waaye lii njuuj njaaj la wala lan la vox populi ne mafia ci wàllum suuf sa day waaw Ousmane Sonko dalati na ci kaw Macky Sall de maa la ko wax parce que nee na président Macky Sall wàllum business foncier lay def jaay immeuble nguur gi la nekk ca centre ville ilaha illallah Ousmane Sonko ne ginnaaw mafia wu pétrole la mafia wu jën mafia wu zircon mafia wu corona gi la léegi nag mafia wu suuf si la moo leen dese ca yàlla Yaya Abdoul Kane directeur du patrimoine bâti de l'État waaw nee na c'est faux li Ousmane Sonko wax du dëgg jaay ñu benn immeuble laa la wax ay coopération la public privé Babacar Justin Mbengue day ci tribune yéene kaay waaw nee na gis nga Ousmane Sonko nag ak lu ko waay mën a waxal jàmbaar la dama ne la ñenn ñi jàpp nañ ne waa ji borom fit la laa la wax moo fi opposé wu de yow ca jamono joo xam ni kon ñeneen ñaa ngi ne tekk waaw tribune yéene kaay nee na seen OD dugal na nag ay abonné ci goutte goo xam ne maar di taali nit ñi ndox ñàkk na génn xeetu ñàkk goo xam ni kon nit ñi torox nañ sonn nañ ba ni dooti totoral laa la wax ba pare facture yi ku doon fay junni léegi ñetti junni ngay fay nag laa la wax waay Samba ku doon fay ñetti juróom benn da koo triplé waaw te jamono joo yi nga xam ne sénégalais amuñu lu ñu naan député ba dee ca la yëkkatee kon fitna ga enquête yéene kaay ne daganal nag wàllum fitna ci mbirum politique ci Afrique gi lée doy na waar tribune yéene kaay ne xam nga assemblée boo xam ne day ay defarkatu phobie yeekatu fitna génocide ñoo fa ne aya bi mag sa Talakrous dama ne la yow ñin pareeguñ sax ci coowal Seydina Fall Bougazelli mi nga xam ne ko nañu koo jàpp loxo ca poos ay phobie ay milliards daal di koy génnee ca kaso ba mu dem ñibbi waaw beneen naataak mu député am APR Aliou Dembourou Sow waaw di daal di kon woote ne jël leen jaas yi ngeen taxaw ngir président Macky Sall kon am fi troisième mandat la ilaha illallah xam nga ni lii yeyool na nag maanaam kon ay duma député bi lee dañ koo war a sanctionné laa la wax Macky Sall ci boppam kon moo ko war a sanctionné te looloy dëgg yéene kaay déeme jaagi ne te xam nga lan moo ci doy waar miti ca choquant waaw réew mi daal fi mu nekk nii dafa mel ni ku ma am ndey ku ma amul ndey moo am ci wàllum justice bi dëgg la loolee la ñuy dund parce que gis nga coowal Aliou Dembourou Sow bi lee bu doon tey Barthélémy Dias wala Ousmane Sonko ñoo sàkku ci seeni ñoñ ne leen dem leen ngeen jël ay jaasi ngeen ñëw ñu xeex ngir Macky Sall bu fi am kon troisième mandat wallaay ñoom ñaar ñooñee kon duñ fanaan seen kër déedéet taka soro bés bare la ñuy fanaane laa la wax sur sa année Aliou Dembourou Sow baayam chef de canton la woon ba pare Aliou Sow mi le ku dëgër bopp la direct news ne li ci miti nag mooy dafa amul benn daan wala naqarlu goo xam ne nag jóge na kon ci kilifa yi looloo jaaxal ñëpp yow suñu président bi nga xam ne
ne ay tukulóor ak i séeréer ñoo ko jur Macky Sall mësu fee wax wala def fi lu yàq diggante kon nag moom président de la république ak procureur ak askanu Haalpulaar gi lée woo nañ leen ngir nag ñu ñëw kon wax ci Aliou Dembourou Sow parce que Aliou Dembourou Sow mi le woote bi nga xam ne kon woote na ko dee mooy nag nañ leen rey lu tolloog ñeen fukk ak juróom-ñaar ci téeméer boo jël ci askan wi mooy ñi nga xam ne kon voté lu ñu Macky waaw waaye ba léegi ni la kenn waxul dara l'observateur ne Aliou Dembourou Sow day daa mystique nag daa mystique de waa ji ci ay ñaan rek lay yëngu laa la wax dama ne wàllum gisaane da koy def comme Selbé Ndom maa la ko wax ak yeneen i bagage yu lëndama lëndam sax critique yéene kaay ne ay député xuusma ñàpp yoo xam ne kon moom lañ yor ci assemblée gi lée doy na waar Alaaji Malick Gueye député grand parti bokku ca parce que waa ji Malick Gueye grand parti daal dina bind nag ab leetar Moustapha Niass ngir assemblée nationale kon ci boppam dal ci kaw kaddu yii nga xam ne kon moom la Aliou Dembourou Sow kon yëkkati Abdoulaye Thiam ci Sud Quotidien nee na jàpp leen Aliou Dembourou Sow mi lée balaa béy di wéy mbuus looloy dëgg de Birahim Seck forum civil day ci 24 heures waaw coow lii nga xam ne nag moo am kon ci wàllum napp gi xëccoo beeg yu lëndëm yi lée ca la waaja wax de grand place de Greenpeace day waaw daal dinañuy weeti ministre de la pêche laa la wax libération yéene kaay ne yow xoolal ma bato bi nga xam ne kay tujudu Sénégal lañ ko wutal fu yoan yu en mode fast track weeru avril waaw lu tolloo juróom-ñaari bato yoo xam ne day ay numéro chinois la ñu yoroon de ba 10 septembre 2020 le quotidien yéene kaay ne Baye Niass ga jóge na APR dem Pastef waay Samba waaye fu njuñ ji nee na man daal li may liggéey moo ñu fudal Macky Sall jëlee ko ci bopp réew mi laa la wax les éco yéene kaay ne njaayum carte yi ca PDS day waaw Karim Wade écarté na Bara Gaye ba nuppi na gën a dëggal boppam Bara Gaye mi nga xam ne mooy numéro 2 officiel PDS day waaw Karim Wade da koo daal di kon zappé indi Doudou Wade teg fa le nouvel homme fort du PDS day mooy Saliou Dieng poulain wu Karim la moom lañ dénk rek wàllum opération placement wu carte yi way sam PDS a ngay jaay seen carte ya de waaye nag xoolal ak loo leen jaay carte njaayam pétrole mi bu leen ko fàtte parce que suul gaz du ko tere xeeñ te 3e mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal Bon Café ñoo leen Zik FM juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum lu toll ci fanweer ak juróom ci candidat ci gaal gu gudd la ñu nekkoon benn moteur la ñu yoroon bu Yamaha daal dinañu leen di teg loxo fële ci diwaanu Saint-Louis lu mooy loolee itam dinañu wax ci modifié lu jëm ci wàllu modifié bu mode élection fii ci Sénégal député Babacar Gueye joxe na xalaatam ci wàllu boobee des na xitam ci ëllëgu parti démocratique sénégalais la tax ñu woon ko ginnaaw def na ci explication ñoom dinañ ci dellu saat ci biir xibaar yi ngeen dégg ay kàddoom lu mooy loolee itam dinañ wax ci projet bu création bu CM bu proximité nga xam ni ko initié mooy ñu dëkk ci village bi tudd Gitir nekk ca frontière fi nga xam ni moo di Ndiaga Ñaaw ak Fissel nga xam ni bari na ay xalaat yoo xam ni am nañu ko ci bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi am googale xemem teef Papa Dieye ci dellu soit ak ñun faram fàcce ko bitim réew ak tàggat yaram ñooy pàcc yi mujj yi ñi ndax képp xibaare bu ñu noppee toftal ci yéene kaay ak Alaaji Ahmed Aïdara salaamaaleykum ñu doore xibaar yi ak immigration clandestine mu ngi continuer ba léegi lu toll ci fanweer ak juróom ci ay candidat ay immigré lañu ci anam gu ñu aaye ñu nekk ci benn pirogue boo xam ni gudd na lool nga xam ni itam benn moteur la ñu amoon ngir kat dem fële nga xam ni moo di Espagne xëy na seen destination bi gën a yomb loolu nga am fukki fan ak benn ci weer bi ñu ne dañu leen a mujj teg loxo ci géej gi ca Saint-Louis mu nekkoon nag ay coono ki jafe-jafe nit ñi sax ci dugal seen loxo ngir mën leen a wàllu.
faaw ñu modifier li nga xam ni moo di mode élection yu député yi ki nga xam ni moo di Babacar Gaye bokkoon ci parti démocratique sénégalais moo ci joxe xalaatam la mu jàpp mooy am na ay propos yu irresponsable yoo xam ni day jóge ci ay député misaalu Aline Sow mi nga xam ni moom la ñuy wax Aline Sow Dembourou nga xam ni daanaka moom la mu wax njombe la daa woote guerre civile bi war naa fekk ñu am ak coppiteef ci anam gi nga xam ni war naa fekk ñu lalliku bu yàgg ca fa mu nekk daal di koy topp ci yoon ñu déglu kàddu yi Babacar Gueye. wax jooju dafa garaaw dafa ñaaw dafa bokkul ci démocratie bokkul ci affaire république ndax boo nañ ci ay mbirum xeet réew yi yàqu fu mel ni Rwanda fu mel ni feneen ak feneen Congo loolu moo ko tasaare. kon bu fekkee ne dafa am ñu nekk ci nguur gi am doole député président de conseil départemental bokk APR yëkkati kàddu yu mel noonu bay wax affaire jaas yi wax affaire ay reyante dama gëm ne dañ ko war a maanaam artu ki ko mën a artu nag mooy njiitu réew mi ak gouvernement am pour que lu mel noonu bañ a amati fii parce que bu fi amee day bàyyi ay possibilité pour que wala fi jaar nii joola yi jaar nee tukulóor yi jaar nii séeréer si jaar nii koña yi jaar ñii réew mi day tas te waxu Aliou Dembourou Sow bi fooye askan wi ci la bokk. foofu askan wi ci la bokk te it nag réew la moo xam ni daanaka kaña yi sax am nañu fi cër ba tax na respecté nit ñi te génn sa xel ci yëfi xeet yooyu lu jaadu la kàddum googee nag warut a yombee noonu ci moom ndax lu ñëpp dénoncé la. joxe na itam xalaatam ci ëllëgu parti démocratique sénégalais ak élection yi nekk ci suñu kanam moom député Babacar Gueye ak bu fekkee alliance mun naa juddu diggante PDS ak PASTEF Babacar Gueye bi ñu ko laajee lii la tontu. suñ parti des libéraux et des démocrates ànd soxali ñu ngi waaj ngir wote bu jotee ñu bokk ci dinañ ci bokk ci yenn dëkk yoo xam ne jàpp nañ ne mën nañoo gañee ñu dem ci duñ ànd ak kenn dëkk yi nga xam dañ jàpp ne buñ àndul ak kenn duñ ko gañee ñu jéem a seet ñi ñuy àndal waaye lu ci mënta am ñi ñuy àndal day fekk ak ñun ak ñoom ñu bokk ay gis-gis ci réew mi day bokk ñu bokk ay valeur loolu nag dañ ko war a sàmm ci démocratie dañ ko war a sàmm ci classe politique bi ni ñuy doxee moo tax bu ma déggee aussi ñu naan am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a allié comme ni nga ko waxee parti démocrate sénégalais ak parti Pastef donte du sama soxla du sama wax damaa jàpp ne dina indi ay incohérence ndax Sonko ak partem dañuy xeex système te Sonko ak partem dañ jàpp ne parti démocrate sénégalais moo incarné le système. ba tey ci wàllu xibaar fële ci Pikine Yëmbal Nord ñi nga xam ñoo dëkk ci Daaru Rahman di dund jafe-jafe yu doy waar ci enclavement ak insécurité inondation nga xam ni faw pexe man ci am ngir mën a soppi tuuti dundinu askan wi nga xam ni souffrance bu yàgg la ñuy jànkuwanteel yu nu sabalde ñàkkum éclairage public insécurité inondation jafe-jafe bu askan wi di dund bari na. leeraay amu fi liggéey pour ñu génn dañ leen di agressé. yéen a ko gisal seen bopp gis ngeen ay famille yu nekk ci biir seeni doom yaa ngi patauger ñu ngi lekk ñu naanuñu depuis bi nawet bi jote ba léegi maire bi tànkam jóg yu ful. léegi nag ñun dañoo taxaw pour defar suñu quartier. seeni diwaan bi am lu ëpp ñaari téeméeri ci ay kër waral ñu créer quartier bu bees duppee ko Médine bokkoon na ci Daaru Rahman 2 nekk ci Yeumbeul Nord ñoom sax ñu ngi ñaawlu doxalin seeni bokk moomel bi ginnaaw fële yëpp ndox la lu ko waral lac bi daa amoon machine boo xamante ne mu ngi fi nekkoon moo doon yóbbu ndox bi géej machine bi tàqul tax na su demul si kër yi lay delluwaat donc lu ñu bëgg ñun mooy état bi gesuñu tali bi nii ñu ngi koy wax depuis bientôt 7 ans 8 ans 11 maisons lañu war a dindi fii ak 6 terrains nus ñu mere kilifa yi lool ñu ngi artu politiciens yi léegi dañoo yeewu nangootuñu kenn ku jaar ci suñu kaw di politique dañu ànd ak koo xam ne kii rek daf ñuy jàppale mais ku ñu dul jàppale ànduñoo ak yow. askan wi nekkoon ci assemblée générale ñuy exiger rek ñu reconnaître seeni quartier bu bees bi ñu ni dina tax ñu mun a saafara jafe-jafe yi ñuy dund saa su nekk. Inoussa Baldé maa ngi lay jaajëfal yokk gi nga xam ne yokk nañu ko redevance yi ci port autonome bu Dakar union des entreprises du domaine portuaire mënatuñu ko supporter mooy li tax ñu exiger ci conseil d'administration bi ñu dellu gannaaw ci seen décision boobee benn conférence de presse la ñu doon def ngir dénoncer liggéey perte gi ñu nekkee te mënta wéy Aminata Dramé. décision bu mujj bu tukkee ci conseil d'administration bu port autonome bu Dakar ci yokk location bi ci lu ëpp 700% nekk na loo xamante ni ñuy di union des entreprises du domaine portuaire ñaawlu nañ ko lool. yokkute boobu nag bindoo noo xam ne ëpp na lool kenn boolewuñu ca xalaat ba nekk na loo xam ne duñ ko mën a yenu même su la neexoon ne da nga bëgg port bi gën fee rafet te yow attanuloo ko fu mu lay fekk yow moom bokkatu la
Ousmane Faye ak ñu mu àndal ñu ngi xamle ni bi les décisions mun na rey petites et moyennes entreprises yi te moo tëddee bokk nañu ci ñi nga xamante ni ñoo def liggéey bu am solo bañ a def ay résultats yi mucc ay. su dee port bi dafa am projet futur ñoo war a nekk au premier rang ndax li jàpp port téye ko ba yegg si fii ñun suñu alal moo ci nekk. balaa ñuy wax ak kenn ku jóge feneen dañu war a woo ñun ñii fi jiitu di suqali port. ñu wax ak yéen ci fa ñu jëm ak yéen. Union des entreprises du domaine portuaire ñu ngi tallal seen loxo direction bu port ci ñu xoolaat seen taxawaay bu baax ngir ñu mën a sauver ay liggéey yu bëri. am na benn CM bu nekk ci diggante Ndiaganiao ak Fissel daata woon a noppi waaye ginnaaw bi directeur général bu ANA wala directrice générale bu ANA tudd Tendeng Sène joxe na 3 millions ngir ñu mën koy eggale. loolu nag day méngoo ak li askan wi sàkku soulagement la ci ñoom ndax bari woon na ay jafe-jafe yi seen doom yi jànkuwanteel ci di dox lu gudd lool ngir mën a dem jàngi ci ay CM ak yu mel noonu la Papa Dieye fa demoon. xale yi war a jàngi collège ci dëkk bi ñuy wax Gitir te nekk ci Njagañaaw ñoom de léegi ñu am noflaay ginnaaw ba seen CM bi léegi mu ubbi ci ndimbalal docteur Tendeng Sène directeur de l'ANA dëkkee ca gox ba. nga xam ne dañu toog ñu ne léegi suñu doom yi fu ñu jàngee dafa sori dañuy bëgg am CM te loolu buñ ci xaaree état duñu xam kañ la léegi ñu ne dañuy cotiser ba am ko lu ñu commencé bu ñu defee noonu dañuy cotiser ba am ay 5 millions ñu am yeneen partenaires yu leen jàppale bu ñu ñëw ba am ay 8 millions te ba tabax ñaari salle ak ay bureau yëpp ba mu dese leen lu dul yeggali ko seen xaalis xaw a jee ñu waxoon ma ko ma laajoon leen seen soxla ñu daal di def seen devis bi nga xam ne mu ngi tourner autour de 3 millions ma daal di lijjanti loolu ñëw pour jàppale leen 3 millions pour ñu mën a yeggali liggéey bi pour mën a yeggali classe yi balaa école di ubbi. lii nag noflaayu askan wa dëkkee ci juróom-ñaari dëkk yi nga xam ne moom la Gitir ëmb lay doon. lii fu fekk école bi bu ubbee xale yi di dox à 1 kilomètre ñii di dox 2 kilomètres ñii nekk sur place réduire na distance bi ñu doon dox à plus de 90%, ce qui fait que parents yi xale yi vraiment ñun ñëpp dinañ ci gis suñu bopp. CM bi nag war naa tàmbali ci ubbiteg école bi ñu dëgmal Pape Dieye Gitir Zik FM. Papa Dieye ni ñu wax Gitir bitim réew ñu dem ci fi nga xam ni mooy Amérique seen président ba daa amoon coronavirus daal di laqatuma ak jabaram ndax ñoom ñaar ñoo ko amandoo woon ndax tawatam joojee def na dara ci na réew may doxee déewul lay lépp torkal la te it nag moom waa joojee ma ngay xaw a tane di Donald Trump ma ngay xaw a tane ci tawatam joojee nga xamante ni bii dal na ko waaye bàyyiwaat na xel bu baax ci nu ñu gën a mën a dooleel paj mi foofee ca Amérique. nga demee itam ci Angleterre ki nga xam moo jiite gouvernement ba doon Boris Johnson daal dinay annoncé ni dinañu commencé waat def ay hôpitaux de campagne ngir gën a mën a taxawu ñi am coronavirus démb ci altine ji la def annonce boobee. dañu nemmeeku ni Angleterre geek 42 800 morts moom am na ko réew moomee ci ñi nga xam ni nee nañu coronavirus leen rey ñoom fa dal toll na ci 604 000 loolee nag doon xayma guy wane ni wopp ji faagaagale réew yooyu nekk ca Tugal fukki simili ak benn moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. sport dañu ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. alors ñu doore ko ci jongante doomu ndayoo Sénégal ak Mauritanie tey la. waaw tey la foofu ci stade la jox bu Thiès bu nag 19h jotee mën na nekk jongante gu am solo ci gànnaar Sénégal yi ni ko noonu tamit ci ñii di waa Mauritanie ndaxte mën nañ jàpp ni sax ab derby sous-régional la Sénégal nag moom mi la nag génn ci défaite gu métti ci digganteem ak ñii di waa Maroc ñetti bal ci dara kon nag faaw mu def king kattanam ngir nag daan ñii di waa Mauritanie ngir amaat confiance ñu ànd ci ak kii di président Lamine Gueye. donte match amical la waaye gaynde yi faaw ñu dindi gàcce gi ñu amoon seen digganteeg Maroc mu nekk mission bu jafe ndax seen kanam Mauritanie motivation bu mat sëkk la ñëwee seen entraîneur Corentin Martins mi nga xam ne sax moo yóbbu football bi ci kaw wax na ni bébétam yépp mooy gagné Sénégal fii dëgg la nag at yi ci gannaaw Sénégal dafa mus a gagné équipe bu Mauritanie liñ ciy fàttaliku mooy fukki bal ci dara yi mu ko dóoroon 1972 fii ci Dakar waaye boobaak léegi mel na ni yëf yi soppeeku na ndax Mauritanie def na jéego yu mat sëkk liy firnde li mooy atum 2014 ci CHAN
CHAN bi Mauritanie baare woon Sénégal tax Sénégal demul ci Afrique du Sud mu mel kon occasion la pour équipe bu Mauritanie bi mu gën a wane boppam rawatina ba mu demee ca Maroc match nul ak moom ci yoonu éliminatoire Coupe d'Afrique bii di ñëw bu yóbboo nag Aliou Cissé ak équipe am jël seeni matukaay ndax match bi mënut a yomb waaye nag Sénégal am na effectif bu ko may mu mën a dëggal boppam ci seen digganteeg Mauritanie mi nga xam ne dana manqué joueur yu bari ci match bi. El Hadj sa jàpp ne nag match tey bu 19h jotee la doon foofu sa stade Lat Dior bu Thiès ñi ko nar a arbitré nag ay doomu Gambien lañu arbitre central bi di Omar Salah ñi ko nar a assisté nag di Omar Darboe ak Moustapha Bodiang arbitre ki quatrième arbitre bi nag ab doomu Sénégal la di wuyoo ci turu Daouda Gueye. ñu wax léegi ci Ligue 1 ci France ak Ibrahima Niane. waaw Ibrahima Niane nag waxtu yi moom moo nekk meilleur buteur ci championnat bu France ci juróom-benn bëccëg rek mu jot ci dugal nag lu toll ci juróom-benn but lu ci gën a nag fës sax bokk na ci ñetti but yu mu dugal seen digganteeg ak Lorient ci nag bëccëg gu njëkk bu mujj foofu ci France tax na nag doomu sénégalais bi moom mi la nag bokk nag ci ñu nominé ngir nag meilleur joueur ci weerum septembre gi ñu jógee foofu ci Metz ci Ligue 1 bu France. ñu wax léegi ci yeneen match amicaux yu am. fii ci Afrique nag jàppal ne ba 14h jotee Mali dina laale ak Iran 14h45 Japon ak Côte d'Ivoire la doon 18h moom Maroc dina ci dalal ñii di waa RD Congo 18h45 ci diggante Nigéria ak Tunisie lay doon 19h Mexique moo fas yéene laale ak ñii di waa Algérie 22h Mozambique ak Angola lay doon jàppale nag jogante bu doon dox ci diggante Guinée ak ñii di waa Gambie dañ ko dàq ba jimmi jamono ndaxte nag dañ ko mujjee sax annulé ndaxte soo xoolee ay joueurs guinéens yoo xam ne dañoo am mbas mi di Covid-19. moo tax ñu ñaanal boobule jongante. ñu wax ci programme mu ñeenteelu bëccëgu Ligue des Nations. waaw Ligue des Nations. waaw Ligue des Nations ci dugal ñeenteelu bëccëg bi nag ni ki tey Azerbaïdjan moom dina ci laale ak Chypre loolu bu 18h jotee lay doon Allemagne ak Suisse lay doon bu 20h45 ci waxtu woowule sax si la Ukraine di dalal ñii di waa Espagne Monténégro ak Luxembourg lay doon Îles Faroé moom dina ci laale ak ñii di waa Andorre Lettonie ak Malte lay doon Liechtenstein ak ñii di waa Saint-Marin. ci nag Amérique du Sud jàppale nag ñoom seen ñaareelu bëccëg jëm ci éliminatoire mondial 2022 ni ki tey 20h ci diggante nag Bolivie ak Argentine lay doon bu 21h jotee Équateur dina ci dalal ñii di waa Uruguay 22h Venezuela ak ñii di waa Paraguay lay doon Hadj Mansour kon lii moo ci gënoon fës jëm ci xibaaru tàggat